وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات association bi الشمال nag وهم في bi ngeen ko فجوة sampee ba tey منه dara umpuñu ci من آيات Alaaji Souleymane Diène moom ngeen ñu booleel mu di ku baax di nu rendre compte ci lépp lu ngeen di doxal ba ci tey jii assemblée générale bi ngeen amal ngir saytu mbiru association bi rendre nañu compte te lépp rafet na yéen a ngi soqali seen gox yéen a ngi nemmeeku jafe-jafe yi nga xamante ni gox bi am na ko ngeen di wut ay solution pour yokk koom yokk wér-gi-yaram suturaal ñi néew doole xale yi amul fu ñu teg seen tànk ngeen ubbil leen yoonu fàggu wërsëg loolu daal ku koy def te wutuloo ci dara kenn fayu la ci dara ngeen di jaabante ndar Dakar te seen téléphone di joxe ay information di dugg ci biir kilifa yi di wut lu mën yëkkati gox bi nee na loolu ku ko dégg daf koy encouragé ñi ngi leen di encouragé te ñi ngi ànd ak yéen di leen ci ñaanal yàlla ndam ak yëkkatiku ak yokkute. association bi comme ni nga ko xamee c'est une association à but non lucratif juddu association bi nag daf di loo xam ni dafa am maanaam rapidité ci lan ci jamono ji nga xam ni mbas mi dugg na ci Sénégal maanaam jàpp activités yu bare ba nga xam ni gisee bareetul woon dañu wax ni ñun ñi nga xam ni yàlla daf ñoo baaxee ñu dëkk Sundoné nekk ay xarit nekk ce qu'on appelle ay amis d'enfance war nañu mën a am benn genre plateforme wala maanaam loo xam ni dana tax suñuy gisee suñu ay waxtaan mu mën di am saa su ne ñu xalaat ni kon ñun ñoo màggandoo ñii ngi diaspora ñii ngi Dakar ñii ngi Saint-Louis ñii ngi fu nekk nañ jéem a wut foo xam ne danañ fa mën daje ñu xalaat WhatsApp bi créer benn groupe tuddee que les amis d'enfance rek lañ ko tuddee woon biñ ko xalaatee def WhatsApp bi c'était juste benn rencontre pour di mën a waxtaan ñu xam ni mën nañ koo yaatal parce que xaritoo bi am na particularité Sundoné mooy génération yëpp benn lañu ñooy ànd ñun ñooy fréquenté te Dakar ci lu ne mais biñ ko waxee un premier jour ba deuxième jour ba on a senti que ni presque engouement am na ñëpp gis ci seen bopp biñ koy yaatalee presque en une semaine on est passé de 10 à 100 personnes yàlla def ñu ni kon nañ ko formaliser ba mooy pourquoi pas li nga xam ni moo ñu manqué ci Sundoné te mag ñu bëri daan ko mbébét te association yu bëri jaar nañ fi pourquoi pas mettre en place benn association à but non lucratif. mission bi simple na ndax Sundoné ku koy wax wala doomu Ndar boo koy wax da ngay xam ni am na lu mu ëmb ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu diine bu nekk ci rek doomu aadama moo tax biñ ko sosee waxtaan dañ ni mais lan la ñu mën a def lan la ñu mën a apporter ñun suñu tey jii si suñu gox bi nga xam ne nañ commencé foofu ndax gis nañ ni suñu ay parents yi bëre jaar nañ fi mais aussi am nañu ay références yoo xam ni jarul ñu koy négliger mais c'est l'occasion aussi ñun ñu valoriser waat ko ku ci mel na sama maam Ahmed Gora Diop ku ci mel na aujourd'hui Madior Goumba Cissé ku ci mel na tant d'autres ay érudits yu nekk ci Sundoné ci wàllu diine mais tamit ci wàllu jàng ci xam-xam yàlla def na fi am na lu fi nekk te am nañu benn décalage bu am déjà bu ñu sentir ci yenn génération yi ñu ni pourquoi pas loolu mën nañu ko peut-être parce que lu rafet la lu baax la te ñun loolu la ñu xam suñu biir kon donc ñun waruñu nekk Sundoné rek ku nekk di sentir sa bopp ni tey jii man de yoruma
kon waruma ànd ak diw man de mënuma dugg hôpital faju kon waruma nekk ak diw disparité boobu la ñu bëggoon xool ak social nan lañ ko mënee méngale ma xam ni tendre la main ñi nga xam ni tey ñi ngi suñu biir te mënuñoo wax leneen donc am y a des termes peut-être qu'on peut pas employer qu'on peut pas utiliser pour mën a di ràññetle ay nit ñun loolu la ñu bëggoon suñu biir rek ñu bañ a am loolu maanaam ñu tekk ci social donc kii ci social di nga wax santé di nga wax éducation di nga wax culture di nga wax lu ne ci loolu daal la ñu xam ni la ñu dajaloo ni daal nañu apporter ci turu association bi à but non lucratif nañ ci teg suñu loxo. ñu dolli sant yàlla bu baax ba ñu yàlla dimbalee ba ñu dëkk ci gox bu mel naka bii am ay mag yu ñu wanoon ay yoon wax ñu ni ñu yoon yii bu leen ko wàcc bu ngeen ko wàcculee daa ngeen àgg alhamdulillah ba ngeen xamee ni yéen wàccu leen yoon wi ndax li tax wàccu leen yoon wi wéradi jamono jafe na ci jamono solidarité mi ngi yem ci wuti ay garab ñëw di faj ay nit yéen a ngi ci solidarité mi ngi yem ci wuti ay appareils yu perfectionné indi mettre à la disposition des gens nit ñi di ci faju ji te duñu fay solidarité foofu la yem te yéen a ngi ci dund moo gën a jafe yéen a ngi ci ku ne gis na xale yi ñi ngee sillonné biir quartier bi këroo kër ñu wàccee fa benn saaku ceeb bu fekkoon te ni kilo ceeb la sax am na lu muy jariñ te loolu yéen a ngi ci suba ak ngoon képp koo xamee ni kii am na mbir mu wàcc ci sa kër parce que ñaar yooyu ñoo fi nekk bànneex ak naqar dana nu yëg seen ay xarit dugg ci biir kër yi def ay teraanga loolu gis nañu ko du dañ bés bu ne ma dajeeg ñoom ñu ni ñi ngee dajaloo ñi ngee woowi Aminata Sow ñi ngee woowi Lamine Sarr ñi ngee woowi nangam parce que xale yi ñoo wax nañ dem kër sàngam parce que diw def fa wàññiku am na loo xamee ni war nañu ko fa yóbbu kon nag yéen rëdd ba mag ñi rëddoon wax ni bu leen wàcc rëdd wi yéen day wàccu leen rëdd wi te am nañu yaakaar ci yéen yàlla bu leen wàcc rëdd yàlla bu ngeen wàcc rëdd wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yàlla mi nga xam ni moo am pay yàlla na leen yàlla fay. ndax ñoom ñi ko sos fii ci Tindoone sunu ay doom lañu ak sunu ay sët ñun li ñu ci xam ñoom ci Tindoone xamuñu ko ci ñun bu ñu juddoo ba léegi ay mag ñu baax lañ fi fekkoon association bi ñu def itam lu baax la ndax dekkal nañu Tindoone ndax Tindoone dafa nelawoon ndax kenn nekk fi woon mag ñi dañ fi jóge kenn nekk fi woon pour yëngal ñoom bi ñu jógee yal na yàlla kàttanal leen ndax li leen yëkkati jar na ka ñoo ngi ciy def seen kemtalaayu kàttan nit leen ñaanal yàlla yal nañ ko yàgg def at mu nekk. donc commission éducation dafa di commission bi nga xam ni dafa rattaché aussi commission sociale donc ci loolu ñu proposé woon benn feuille de route commission éducation proposé benn feuille de route ci feuille de route bi amoon na ay activités par exemple distribution de kits scolaires pour les élèves du quartier qui sont dans le public et puis aussi benn doon wut ay aussi ay répétiteurs pour ñu encadrer les élèves qui sont dans le quartier ak yeneen activités mais malheureusement Covid bi dafa bloqué woon activité ba nga xam ni distribution de kits scolaires rek la ñu jotoon def mais yeneen activité jotuñu ko woon def mais toujours mi ngi ci feuille de route bi. première édition bi ak deuxième édition bi demoon nañ ba des centaines laa wax des centaines de bénéficiaires yi nga xam ni c'est les élèves du public de l'élémentaire du CI au CM2. Donc tous les élèves qui sont dans le quartier et qui fréquentent le public du CI au CM2 bénéficient woon nañu ci kits scolaires yooyu voilà da ngay dugg même dans une maison bi nga xam ne tu vois par exemple 4-5 élèves mais ñëpp la ñuy jël distribuer des gels au niveau des écoles des savons yi nga xam ne daal élèves yi dañ koy soxla pendant le Covid donc yooyu aussi distribué woon nag waaw ak réfectionner les toilettes de Ndate Yàlla voilà donc yooyu aussi commission éducation ak commission sociale defoon nañ ko. C'est vraiment un immense plaisir que je ressens aujourd'hui. Un grand honneur aussi d'être la marraine de cette importante activité à l'approche de la rentrée scolaire 2021-2022 qu'une association de jeunes d'un quartier de Saint-Louis, ma ville, de l'Académie de Saint-Louis que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger,
que cette association, donc dénommée les jeunes amis d'enfance de Sindoné, ait décidé d'organiser cette activité de remise de kits scolaires aux enfants du quartier. C'est vraiment un grand plaisir que nous ressentons, mais aussi beaucoup de reconnaissance à ces jeunes du quartier qui aujourd'hui viennent en appoint à l'Académie de Saint-Louis. Ce qu'ils ont fait, c'est nous qui aurions dû le faire. Mais vous savez, l'État ne peut pas tout faire. L'État fait beaucoup, mais l'État ne peut pas tout faire. Aussi, si des jeunes garçons et filles ont décidé de collecter du matériel pédagogique pour remettre ça aux enfants qui en ont besoin, nous ne pouvons que les encourager et venir vraiment leur exprimer toute notre gratitude et notre accompagnement, notre engagement, parce que ce que nous voulons, l'école, c'est l'école de la communauté. Ça, c'est une action de forte portée sociale. Aujourd'hui, les populations de Sindoné, à travers cette association, ont compris que le développement passait forcément par la communauté. Cette association a également compris le décret 2014-904 qui dit que l'école aujourd'hui, c'est l'école de la communauté, dans la communauté, par la communauté et pour la communauté. En donnant ces kits, l'association a permis au moins à 120, 130 parents un ouf de soulagement et de pouvoir entamer l'année dans la tranquillité, surtout en cette période de pandémie. Nous voulons également, à la suite de ce geste, rassurer l'association à travers son président que l'île de Saint-Louis commune s'engage à encadrer les répétiteurs que l'association compte mettre au chevet de ses enfants. Parce que l'association a dit vouloir commettre quelques répétiteurs pour pouvoir prendre en charge ses enfants. Donc nous, en tant qu'inspecteurs, nous prenons l'engagement d'encadrer ces répétiteurs pour que l'expertise puisse être des meilleures, pour que les enfants puissent avoir de meilleurs résultats aux examens de fin d'année. La situation daawoon na métti mais ren la gën a métti ndax Covid-19 bi dafa jaar situation économique maanaam poos yi li si nekk barewul bu ñu gisee nag association yu mel nii ñi nga xamante ni conseil de quartier moo leen ëmb lépp loo xamante ni association organisation communautaire de base la ñoom ëmb lépp luy organisation de la société civile ñoo ëmb lépp luy mouvement ñoo ëmb lépp luy GIE lu nekk si quartier bi nga am si association bu mel nii di def ay action yu toll nii du ñu def lu dul di leen si jaajëfal di leen aussi ñaanal mu nekk seen jéego bu njëkk si wàllu éducation ñu jàppale xale yi nga xamante ni ñu ngi sundoone xale yi nga xamante ni seen loxo seen waajur yi maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw. Association les amis d'enfance ay xale yu nga xam ne dañu boole seen bopp génération yu bare lañu ci góor ak jigéen tuddee seen bopp amis d'enfance du quartier Sundoné taxaw nag taxawaay bu rafet wuutu seen ay ndey wuutu seen ay baay wuutu seen ay mag wuutu seen ay nijaay ci di def yu nga xamante ni ku rafle woon gis nga leen ku xiifoon gis nga leen ku maroon gis nga leen ku feebar gis nga leen ku jaaxle ak sa jaaxle fu mu mënti nekk gis nga leen ñëpp ngi leen di gërëm ñëpp ngi leen di sant taxaw nañu ay taxawaay yu nga xamante ni jëm ci koor ak daaw bi nga xamante ni ak daaw jéeg feebar bi song nañu mën ñu jaaxal ñu tiital ñu ñoom xale yi ñu taxaw dalal xelu nit ñëpp ci dimbali leen ci wàllu wu nekk képp ku feebar jël nañ la en charge bu dul ñëpp itam am na ñu bare ñu ñuy jël en charge chiffres yi duma ko takk waaye tey am na ñu nga xamante ni tey ñu ngee faju te duñu fay dara wala la genn wàllu la ñu war fay moom la ñuy fay te ñoom ñoo tax hôpital bii yëpp na association bi ñu taxaw na am na ci matériel yu nga xamante ni tey ñoom bi ñu koy indi di ci ànd ak ñu nekk bitim réew di doomu quartier bi di doomu Sundoné ba ñu koy indi xamuñu woon valeur boobu ñoom la ñu am xamuñu valeur boobu la ñu jox hôpital waa hôpital ci seen bopp ci kooru daaw ak keroog bi nga xamante ni ñu ngi joxe ambulance bi xale yi di leen ko indil
ñoom ñoo leen wax valeur yi ñu leen jox plus de 400 et quelques millions ku ko fexe ba indi ko ci hôpital ba nga xamante ni moo nekk ci sa gox yaa ngi dimbale sa gouvernement yaa ngi dimbale sa ay autorité locale yi nga xamante ni ñoo nekk ci sa dëkk kon xale yi gàcce ngalaama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant. Fallait au niveau de la diaspora donc diaspora bi yaatu na trop nekk ñu rek au niveau de la Belgique on est en France en Italie aux États-Unis et partout dans le monde donc on a créé ce qu'on appelle un groupe WhatsApp. Ce groupe-là permet à chaque ressortissant du quartier sud d'intégrer ce groupe s'il le veut. Donc on est pas mal de sudistes à l'intérieur de ce groupe. Donc bu ñu amee activité yu ñu koy def fa lañ koy dugalee. Donc on a une feuille de route boo xam ni moom la ñuy véhiculer depuis association bi taxaw ba léegi. Donc bi ci jiitu moom mooy weeru koor gi nga xam ni ñu ngi koy tàmbali fi lu ñu njëkkee commencé suñu activité phare. Donc foofu quartier bi yëpp maanaam ci kër gu nekk même bu fekkee ni ñaar wala ñetti famille ma nga fa ku nekk da nga am benn saaku ceeb ñu dimbale la ko ci weeru koor bi. Dire que chaque personne au niveau de la diaspora participe avec ses moyens dugal ko foofu. Beneen bi ci des aussi muy suñu cotisation annuelle qui est 2000 francs par mois qui est égal à 24 000 francs l'année. Donc ça aussi les gens envoient, on a un numéro Orange Money, un numéro Wave. Donc les ressortissants sudistes de la diaspora envoient l'argent là-dessus su ko defee ku jot rek on a aussi un retour su ko defee mu nekk suñu comptabilité ñun la diaspora. Voilà donc activité yi nga xam ne jot nañ ko def nag donc bi ci gën a am solo mooy maanaam conteneur 40 billets bi nga xam ne jóge woon na Italie te ki nga xam ni mooy suñu frère Moustapha Fall defoon si ay jéego yu am solo donc moom taxaw na ci taxawaay boo xam ni wax dëgg yàlla dañu koy sant di ko gërëm. Bi ci topp nag moo doon ambulance bi effectivement ambulance bi aussi biñ ko indee donc foofu itam association bi fii ci sur place dox na ci jéego am solo parce que amoon na lu des loo xam ne buñ ko indiwul woon ambulance bi egg si fii mais président Abdourahmane Sarr ak ñi mu àndal yëpp ñoom Souleymane Dieng taxaw nañ ci taxawaay bu rafet ba hôpital bi muñ ci jot ba ñu jébbal leen ko tabarkalla. Une rencontre entre les amis d'enfance de Zindoni, le conseil d'administration et l'hôpital de Saint-Louis au fin de recevoir un don de la part de leur association consistant en la remise d'une ambulance ainsi que divers équipements pour l'hôpital. Ce n'est pas la première fois que cette association-là d'amis, de frères, de sœurs qui habitent à côté de l'hôpital viennent au chevet de cet hôpital-là. Ils l'ont déjà fait en amenant divers équipements qui aujourd'hui sont utilisés de manière optimale au niveau des différents services de l'hôpital. Donc ce geste de haute portée sociale, c'est ce que nous magnifions une fois de plus et c'est pourquoi nous avons tenu à organiser une cérémonie afin de pouvoir les remercier autant ceux qui sont à l'intérieur que ceux qui sont au niveau de la diaspora. Oui, nous disposons d'autres ambulances. La dernière ambulance que nous avons eue a été malheureusement caillassée par la population lors de certains événements, ce qui est fortement regrettable et je crois que tout un chacun aujourd'hui nous sommes conscients que c'est un geste à ne plus refaire. Donc cette ambulance-là, c'est quelque chose qui vient à son heure, qui effectivement va renforcer le parc automobile de l'hôpital. am naa nag trop lu ma neex bi ngeen ñëwee yéen sama ay jarbaat ngeen ne ma xale yi nga xam ne ñoo dëkk si Ndoni et ñoom ñoo dajaloo am na yu bare yu nga xam ne def ngeen ko et am naa ci ay dégg-dégg taxawlu ngeen ci wàllu corbillard taxawlu ngeen ci wàllu ambulance taxawlu ngeen ci wàllu solidarité et ba ci mujj ci weeru koor muy lu nga xam ne lu ñu sopp lañu ngeen jéem ràññee ñi nga xamee ni mën ngeen leen jàppale pour ñu mottali seeni wareef ci wàllu koor loolu d'abord luy nekk la lu nga xam ni ci wàllu diine la waaye it ci wàllu ñun noonu la ñu yare et bu ngeen nee Sundoone daa ngeen gis minbar buñ ne Ahmed Gora et ñu bare ñu ko xamul sax dégg nañu lu nga xamee ni moom la ko daan def di ko dimbalee nit ñi kon nag li ngeen def du lu nga xam ni duñ ni guléet lu nga xam ni seeni maam ñoo ko daan def ngeen gàddu relais bi et di ko def. En tant que commissaire au compte ñu def suñu liggéey boo xamante ni liggéeyu saytu la ak xool doxalin bi ndax yem naam yembul waaye tamit li ñu amoon ndax wax dëgg yàlla jëfandikoo nañ ko jëfandikoo boo xamante ni
mel na ni ko association bu bëggee mais tey dañuy rafetlu li nga xamante ni tey am na moo di association assemblée générale bi mais di rafetlu aussi tamit document yi nga xamante ni présenté nañ ko te mu am approbation assemblée bi ndaxte ñun suñu liggéey lu ñu mën si def rek bu amul approbation assemblée dafay mel ne ko comme ça kon alhamdulilah ba nga xamante ni ñoom approuvé nañ ko liggéey boobu du woon dara nag lu dul xool kii nga xamante ni tey moo nekk sama càmmoon di trésorier général li ñu ko dénkoon mu di si dugal ak di génne ndax teg na ko si yoon ndax jaar na yoon dañuy sant yàlla ba nga xam ne on est arrivé à un résultat satisfaisant positif ndax bi mooy première assemblée bi donc association bi c'est une jeune association mais en termes d'évolution dafa am nu mu doxee noo xamante ni daanaka romb na suñu jot mais di si sant yàlla nag loolu dara lu dul wane pas-pas membre bi mais pas-pasu sympathisants yi ak askan yi ñuy liggéeyal donc di wax ne fii ñu toll nii compte yi tey bi ñu ko defee wane na ne association bi am na xaalis bu fi jot a dugg xaalis boo xamante ni mi ngi jógee ci cotisation membres yi ak sympathisants yi ak sunu membres yi xam ne ñu ngi nekk diaspora ñu leen defal benn satisfaction spécial waaye aussi am na ay nit ñoo xamante ni ay bonne volonté noonu ñoo xamante ñoom it li association bi def gis nañ ko ba jàpp ni lii kat mooy li nga xamante ne jar na ndimbal jar na dugal loxo ñoom it ñu si contribuer ba tax na ni ñu ko defee fex nañu ba am si daal lu xamante ni fukk ak ñaari millions yooyu teg association bi dugal na ko si période bi waaye tamit si dépense nañu fukk ak benn million yu teg juróomi téeméeri junne yoo xamante ni véritablement association bi dépensé na ko kon ñu jàpp ni li fi dugg parce que lépp génn na waaye loolu mooy yoon ndaxte ñun dañu jóg ngir askan wi jóg ngir jàppale def le social si ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo wala ñi nga xamante ni soxla nañ ko loolu nag ay fànn yu bare la yàlla bindoo na loo xamante ni ay assistance la pour ñi nga xamante ni vraiment seen loxo jot seen ginnaaw wala ñi nga xamante ni soxla nañ faju wala ñi nga xamante ni soxla nañ ay couverture maladie universelle wala ñi nga xamante ni yàlla def na safaan si seen njaboot bu am ku fi génn àdduna wala dëddu yëpp dafa am association bi ay contribution yi muy def loolu mooy li ëpp ci dépense yi boole kaak nag fàttewu nañ jàngu xale yi ak seen nekkin parce que jàngu xale yi nekk na aussi tamit lu am solo parce que association bi ni mel bu nekkee si gox di def ay activité te bu ci boolewul askan ndaw yi jàng xale yi nga xam ne ñoo suba ñoo war a taxawaay bi ñu taxawee kon du am njëriñ ñooñu tamit kenn fàttewu leen loolu moo waral enveloppe bi toll si fukk millions ak benn ak lu teg. chaque fois bu amee ay manifestation wala ay distribution yooyu yëpp ñu ñoo koy taxawee c'est nu ko organiser ni mu gën a rafete ñu defe ko noonu mu gën a rafet béykat bi du ñu am benn frustration loolu daal mooy suñu rôle ci biir groupe bi. waaw démarche yi jafe na jafewul parce que démarche yëpp lenn la bu ñu amee manifestation dinañu soxla ay chaise dinañ soxla tente wala soxla yenn jumtukaay yi bu manifestation amee dañuy booloo kii dem toppatoo ci chaise yi kii nekk ci lumière bi kii dem toppatoo ci soit bu ñu soxlaa ay bâche ak des choses comme ça ak lépp lu nga xamante rek soxla nañ ko ñun daan ci taxaw ba nga xamante yëpp daan ko matadi loolu daal mooy suñu rôle ñun actuellement. bu nu fàtte ni bi ñuy sos association bi dafa tombé ak pandémie bi et ñu gis ni que ñu ngi doon dugg ci weeru koor bi et que famille yu bare il fallait que ñu supporter leen en matière de vivre pour ñu gën a mën a supporter weeru koor bi donc activité bi nu jëkk def mooy distribution de riz à 400 concessions yu nekkoon fii ñu intitulé ko woon un ménage un sac de riz donc bi nu jógee ci loolu benn jour ñu doon waxtaan ci wàllu santé ci quartier bi on a constaté que ni nit ñi dañuy am difficulté bu ñu waree dem dispensaire wala ci beneen structure pour ñu mën leen faj donc ñu xalaat ni que war nañu mën a enrôler parce que am na benn mutuelle de santé bu nekkoon fii ñu koy woowee la mutuelle de Lille donc war nañ mën a enrôler des gens wutal leen carte ñu mën a faju te dootuñu jaaxle bu fekkee feebar daf leen dab wala seen famille ci loolu ñu jot ci
première fois bi enrôlé 238 personnes dañuy intervenir aussi maanaam bu dëj amee ci quartier bi ñu dégagé woon benn somme boo xamee ni chaque fois bu amee ku wàññeeku dañuy dem yóbbu fa soutien boo xamee ni dana mën a jàppale famille bi ci kaamil beeg yooyu ñi feebar aussi quelquefois ay malades sollicité ñu xool ca la nu mën ñu commission sociale bi réunir am luñ ko jàppale ci wàllu garab wala ci wàllu traitement. Pour la distribution du riz loolu moom ñëpp la ñuy jox c'est-à-dire famille yëpp la ñuy jox mais bu fekkee problème mu kit scolaire yi la dañuy def enquête pour xam réellement ñan ñoo ko soxla léegi nag chaque fois ñun suñu liggéey yëpp base bi mooy enquête bu ñuy def au préalable pour ma mën a xam ci yan zone la ñuy intervenir. association bi biñ koy créer xëy na ñun suñu biir ñu ñoo waxtaan suñu ay moroom yi nga xamee ni ñoo màggandoo ci quartier bi la ko dooree Kër Thian ba bopp ndaru Sindoone ndax ñëpp xam na ni Sindoone moroom amu fi ñëpp ay moroom lañu ñëpp ay àndandoo ñëpp ay giseendoo muy fii di Dakar rek di extérieur ci yam ba nu toogee waxtaan nag ñu xool ni que ni Sindoone bare na ay mbir yoo xamee ni xëy na ñun war nañ si mën a jóg parce que léegi nag dootuñu ay xale yu ndaw xëy na war nañu boole sunu loxo ci biir Sindoone ñu toog waxtaan sunu biir ba nu waxtaanee ba déggoo ñu ni dañuy créer association bi yàlla def nag période bi ñuy créer association bi mu tombé Covid bi dugg donc presque boo xoolee ñun liñ fi def yëpp ci WhatsApp lañ ko defee ndax groupe WhatsApp la ñu créé ci lañ doon waxtaanee et tout ba li fi am yëpp am fi pour le moment tey c'est la première fois ñu mës a toog nii jàkkaarloo daje mais sinon li ñuy def yëpp ci WhatsApp lañ koy defee donc bi ñu ko créé ñun ñi nekk Ndar fii si Sindoone ak ñi nga xamee ni ñi ngi Dakar ak si yeneen région yi ñëpp bokk ñi nga xamee ni ñi ngi extérieur aussi ñu leen di tuddee waa diaspora moo xam France Italie États-Unis ak Espagne ak fu nekk ñëpp ñi nga xamee ni doomu Sindoone lañu ñu ngi ci biir groupe bi nag boo déggee ñu ne amis d'enfance de Sindoone des fois nit mën na ci réer parce que boo xoolee amis d'enfance nga xool ni ñun da ngay foog ni ñun ñii rek la suñu ay moroom mais dañ ko tuddee amis d'enfance de Sindoone mais li may faral di wax toujours amis d'enfance générationnel la su ma nee amis d'enfance générationnel mooy génération bu nekk ci Sindoone rek yaa ngi ci biir bu ngeen di xool da ngeen di xool xëy na fii assistance bi bu nu juumul Lamine Niang mi ci ñi fi mag la bokk te moom mi ngi ci biir groupe bi donc ça veut dire que ñoom seen groupe ñi ngi ci biir ñi topp ci ñoom Lamine Niang ainsi de suite ba ñi topp ci ñun ba ci ñun ba ñi nga xamee ni ñoonu gën a ndaw ñëpp ñi ngi ci biir groupe bi bàyyiwuñu kenn képp ku am xalaat bu rafet ak mën ci ànd rek boole nañ la ci biir lépp nag lu ngeen gis fii ñu koy def ah defewuñ ko dara lu dul waa Sindoone seen biir bopp ñoom ñoo ci nekk cotisation lañ koy defee ñun suñu biir rek ñooy waxtaan ba déggoo nit ñi di cotiser cotisation yooyu mooy indi lii ñu fiy def yëpp ci début koor gi macha allah ceeb bi nu fi joxee yëpp ci loolu rek lañ fi jaar ba joxe ko te defe naa ni képp ku dëkk Sindoone gis nga ci sa bopp te ñu ngi ciy sant yàlla te di ñaan yàlla bu mu doon at bii rek mais mu nekk loo xamee ni day continuer ba nga xamee ni sunu ay rakk wala sunu ay doom dinañ dem ba yore ko incha allah carnet yi ñuy joxe aussi itam pour expliquer un peu joxewuñu carte yoo xamee ni pour ren kese la képp koo xamee ni am nga fii ci carte gi ak ñoo xamee ni xëy na fàtte nañ leen te war leen gis après pour jël leen nanu def seen xel ni que ni carte yi yemul rek tey at bu nekk incha allah dañ koy renouveler di ko fay incha allah su ko defee nit ñi mën ci gis seen bopp di dem di faju nam leen ware di demit di jël seen ay ordonnance nam leen ware donc daal lépp lu ñuy def fii social la rek dañuy jéem dimbalante suñu biir rek ah képp ku fi amit problème boo xamee ni groupe bi gis na ni war na ci mën a taxaw am na commission sociale bu fi nekk boo xamee ni Oumar Fall ak soxna Khady di Sall ñoo ko yor su ko defee bu ngeen waxtaanee rek ñoom ñun daanu xool lépp loo xamee ni mën nañ ko ci def rek ñu de loo xamee ni daal lu jaar yoon la moom incha allah duñ ci dindi suñu loxo ni ñaan yàlla rek mooy lii ñu sumb rek yàlla jàppale nu si yéen it ngeen boole si ànd duñu ñaanal
parce que lépp lu nu amit pour delloo ko si yéen rek moo nu tax a jóg donc nag yal na nu yàlla dimbali ba lépp liñ ci bëgg ñu am ko incha allah. parce que boo xoolee mbooloo bi fi teew rek di nga gis ni Sundoné mi ngi indi beneen xar kanam bu bees ñu ngi jug pour di xool lu ñu jëmale Sundoné ca kanam te loolu li muy amee mooy ñëpp di xàccandoo di dóorandoo pour jëm am benn objectif commun muy le développement du quartier sud. bu ngeen xoolee conseil de quartier dafa nekk benn kuréel boo xamante ni moom moo fédéré lépp luy association de base bu nekk ci biir quartier bi maanaam GPF yi mouvement de femmes yi mouvement de jeunes yi ASC yi ñooñu noonu yëpp conseil de quartier bi moo leen fédéré mu nekk structure boo xamante ni municipalité bi moo ko fi teg par arrêté mu war a coordonner àndandoo ak ñooñu association yi noonu di liggéey ci gox bi ñu nekk pour fexe ba gox boobu ñoŋ ci wàllu domaine yu bëri nag ci mel ne ci domaine de santé mën naa ci yam ginnaaw ba tey loolu moo ñu fi indi daje bi tamit tey dafa am solo ci ñaari poñ bi ci njëkk mooy wàllu dimbalante ci nit ak moroomam loolu dafa am solo trop bi ci topp mooy contexte bi ñu nekkee bi nga xamante ni ñu ngi dund pandémie coronavirus bi nga xamante ni social dafa am solo trop ku nekk mi ngi jàppale sa moroom. xëy na fenn rek laay waxee mooy li ngeen def rafetlu nañ ko trop mais li may insister mooy nañu bàyyi xel ci situation mutuelle bi ak cotisation yi parce que li ma ci jàngat mooy mutuelle bu doxee trop te defuñu attention suñu moytul dispensaire dana sooxe poste santé bi parce que su fekkee mutuelle bi nit ñi dañuy dem di faju te duñu fay en partie mooy bu ñu moytul dispensaire day am ay problème donc loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mooy fu ñu ñëwee am nit ñi déjà ñu ngi leen mutualiser mais suñu paree cotisation na suivre ak paiement yi di suivre pour au moins dispensaire bi mën a au moins am dëgërluwaay parce que boo xoolee couverture maladie universelle bi fi am dëgg la rafet la ñu ngi koy crier de partout mais tey jii problème bi mu indi Sénégal mooy tey poste de santé yëpp ont des problèmes parce que dañu jël ba pare fayuñu nit ñaa ngi faju nit ñaa ngi dem mais kenn fayul boo xoolee tey bu ñu leen génne loon waa dispensaire bi bu ñu leen génne loon tey li ñu am en terme de kii nu mu tëti fi mu toll ni kii ci ay bor bu leen ko génnoo leen da nga am c'est pas vrai te loolu yëpp ci kii bi la donc je crois que loolu daal nañ ci bàyyi xel ba nga xam ni au moins tamit li nga xam ne moom moo ñu suuxa kii moom moo ñu animé ak li nga xam mooy doxal quartier bi yàlla dimbali di leen ñaanal yàlla nag parce que il y a 2 ans de cela dama dem jàmm gën gis fa ay kilifa yoo xam ni dañ dem ba yàlla may leen lim leen di may ñu xëy suba daal di créer benn association tudde ko par devoir chaque ouverture des classes élèves yi nekk diggante lew na jàmm gën ñëpp ñoom ñoo leen di jox fourniture activité boobu rek lañ jam te nee nañ bu ñu ñëwee daañu ci boole daara yi daañu ci boole leneen loolu nag doon naa ko rêvé pour sama quartier bi ami d'enfance ñëwee damay ñaan yàlla yeneen ami d'enfance ñëw parce que am na yeneen génération yàlla na yàlla taxawu ñëpp jàppale ñëpp ngeen baal ma incha allah. tey nag li ñu fi tax a daje dafa nekk loo xam ni dafa neex lool ci xol ndax yaakaar naa ni depuis 2015 ñu ngi kër yi ci wàllu mutuelle de santé bi nga xam ni Lodo ak Sundoné ñoo ko seq mutuelle bi xam ngeen Lodo ak Sundoné d'abord rëyul ba ñu demee bay monter mutuelle bi ñun dañu xalaatoon ni Lodo ak Sundoné mënoon na bokk ak waa Langue de Barry def benn mutuelle bu mag ndax fii recensement bu mujj bi ñu am fii ci bu ñu mujj def Lodo ak Sundoné 12200 et quelques habitants la te ñooñu boo leen seetee mot nañu 250 000 xam entre hydrobase ba fale te mutuelle de santé ay mbooloo yu bëri ñoo ko mën lëkkaloo boobu mu bëri nit mooy mën permettre mbir yi di dox waaye yàlla di ñu suturaal ñu nekk di ci yëngu ba yàlla may nañu ñaari at yi ñu commencé di gis tuuti ay résultats ndax fii ñu toll nii mutuelle de santé bi ñii dugguñu bu ngeen gisee code bi ñu leen jox ñu ngi ci ay 260 et quelques kon mutuelle 300 kon 60 mu wane ni adhésion yi bare na actuellement am nañu presque plus de 200 ñu nga xam ni ils sont à jour gis naa ci salle bi ñu ci bénéficié wu di ci faju mutuelle bi nag ni muy yëngu dama bëgg aussi suma rakk Leroumar am na lu mu interpellé mais loolu aussi il faut ñu wax que ni que man tey jii
maa ngi topp mi gaydoo pour mu indi facture bi ñu fay ka mun ma bu mënaguma la ko jox ndax bareegul depuis 2 mois dafa am CMU bi dafa bare ay programme yoo xam ni ñi ngi ci biir te bokkuñu 0,5 ans yi dañu ko dugal couverture maladie césarienne gratuit ak yooyu yëpp si dafa dugg ñun bi ñu ci soqal ñun bi ñu ci yor mooy bi nga xam ni ci quartier loo doog Sindooni ku ñëw jël sa carnet ni man dama bëgg bokk di faju ji damay faju ji poste de santé hôpital Ousmane Ngom ba hôpital ñun ñooñu rek lañ ci gérer li ci des yëpp c'est au niveau de l'État kon bu amee retard ci paiement yi si au niveau État la mais ñun actuellement fii ñu toll amul benn structure de santé bu ñu ameel xaalis ñun ba pare au niveau du département de Saint-Louis wax nañu la mutuelle de Lille mooy mutuelle bu gën seen sentiment de fierté laay am aujourd'hui bi ñu defee élection bu association les amis d'enfance bu ñu reconduire ma ci au niveau de la présidence action yi nga xam ni aujourd'hui ñi ngi koy mëne bi ñu génnee ci assemblée générale donc solidarité Ramadan bi actuellement moom la ñuy mënee bu ñuy wax solidarité Ramadan dañuy perpétuer rek li nga xam ni suñu mag ñi daan nañ ko def di dimbalante te kenn du ci gis sa bopp donc loolu tey jii ñun moom la ñu transmettre te moom la ñu bëgg wéel mooy tey jii aujourd'hui kër famille bu nekk ñu jox la denrée alimentaire mais sans exception maanaam du ñu seet kan mooy kan dañu ne rek ménage bu nekk daal danañ la mën a jox aujourd'hui benn sac de riz comme yeneen action yi nga xam ne ñu ngi koy mënee bii aussi si la bokk mais bii aussi tamit dañ ciy remercier diaspora donc ci seen njiit El Hadj Alioune Sall ak Moustapha Fall et les autres ñi nga xam ne ñi ngi contribuer loo xam ne mën nañ ni aujourd'hui ci association bi représenté na 70% des moyens et donc c'est à saluer action yi ñu fi mën a yëpp ci santé ci solidarité ci éducation ci lépp diaspora bi taxaw na ci taxaw boo xam ni wax dëgg yàlla c'est à saluer. wa tara ash-shamsa idha tala'at tazawaru an kahfihim dhata al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhata ash-shimali wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati Allah من يهد الله فهو